yaa ci des on va recevoir tout de suite Daradi Family Ndongo ak Fada Freddy pour finir Yeewu Leen bi tey. voilà donc Pape Cheikh comme ni nga ko waxee rek ñu recevoir leen bien sûr les deux stars boo xamante ne daaw dañu battre benn record ci groupe yu ëpp yu ñu tourné ci wàllu bitim réew su ma juumalee jot nañu def 43 dates ci Europe bi donc loolu rek record la. defe naa ne tey Sénégalais yi nga xamante ne ñu ngi déglu c'est vrai que ne fi ñuy waxee musique mi ngi sooxee ñoom foofu ñu ngi exceller. mooy woon à quel point le talent y est donc dañuy seetaan benn vidéo boo xamante ne rek dafay retracer donc en quelques minutes seen jaar-jaar ci bitim réew ak concert yu mag yi nga xamante ne tout le monde rêve d'y aller donc avec la complicité de voilà tonton Mag su fekkee pare na voilà. def lu ñagas am lu ñagas def lu nice am lu nice def lu ñagas am lu yow bokk def lu nice am lu nice def lu ñagas am lu ñagas bokk waa def lu nice 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 xamul na fay di dimbale rêve yu la sut ak a kawe gént boo fàtte connexion bi dafa dem fa am bas dañoo kale daf ma yëpp ñaata jëm ñaata ñoom indi jëm na mu suuf loolu boppam fu nekk fu ñu jaare fekk ñu jàlle jotu ma ne la bi yaakaar gën a tiit foog ñu génn si lan moo ñu tiit ñàkk paris yi yéen nga gis àdduna bi ci ne laa bu tuuti ak sa illimité loxo yaa ngi cliqué su lii def yi ñëpp actualité liggéey Vous êtes chaud? Vous êtes oh yeah? On a besoin de vos mains, tout le monde. voilà Fada ak merci ci décompte bi ah voilà Fada ak Ndongo dafa metti xamuñu ko sax bon yàlla ba am mënoon na ma fekk ma ni nii. xam nga élément bi jàll bu noonu na tombé ma naan te su boobaa sama gàcce lay nekk quoi c'est pas grave de toute façon on fait que de la télé ils sont là et avec beaucoup de plaisir on les reçoit muy Fada muy Ndongo bu ñu leen invité tu as l'impression que ñoom rek ñoo nekk ci àdduna bi tellement dañu leen bëgg ndax li ñu def ci musique mais tey moom lañ lay bàyyi nga wax ba suur. kenn dootul présenté je pense que tey ci wàllu musique dañu battre record ci wàll yëpp aujourd'hui boo koy xool bu fekkee tournée la dañ battre nañu record yi salle yu gën a mag joué nañu foofu noonu booy xool tey tamit sur le plan ay collaboration ak yooyu noonu gis nañu ko mais am na leneen loo xamante ne aussi tamit dafa baax ñu di koy wax mooy parfois dañuy gis artistes yoo xamante ne bu ñu tourné c'est vrai di jëlee ñu am mais ñoom góorgóorlu nañu ba nga xamante ne lu ñuy joué Dakar bu ñu demee bitim réew lu ko raw sax la ñu am donc ils ont deux orchestres yoo xamante ne benn mi ngi fii bu ñuy joué Dakar at bu ñu demee Europe boo xam ne mi ngi leen fay xaar loolu c'est pas donné à n'importe qui confiance mais liggéey la laaj artiste dafay noppalu parce que quand même daaw gis nañu exploit yi ñu def ci wàllu tournée donc 43 dates tu réfléchis deux fois comme ko dara jox waaw c'est énorme donc mën nañu wax ne am na benn moment boo xamante ne xam naa ñoom sentir nañ ko ne bon ñu loolu moo war a ñu invité leen aussi benn côté comme ni ko Fada ak Ndongo di waxee li ñu def bitim réew balaa moo saf bitim réew dañu bëgg waa Sénégal apprécier ko ba noppi voilà moo tax ñu invité leen tey donc Ndongo ñu ngi lay nuyu. yes ñu ngi lay fay ex ñu ngi fay plateau bi yëpp ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp vraiment ñu ngi am mbégte teewaat fii parce que fii moom defe naa ni suñu kër la kontaan nañ lool et puis voilà ñu ngi résumé affaire bi moom saf na sap am na solo et puis bon comme ni nga ko waxee rek je pense que léegi liggéey bi toll na foo xam ne
amatul nëbboo parce que internet mu ngi fii xam nga. donc c'est vrai que daaw fans yu bëri nag ñuy kaas quoi. gisuñu leen Sénégal lu ngeen ñëw joué ñu da ngeen di dem seen yoon di xam nga nekk ci Europe bi. donc voilà c'était important pour ñun ñu dem def tournée boobu mais en même temps préparer un nouvel album sur la route. un album qui va arriver en 2019. donc là c'est une occasion pour ñu ñëwaat aussi ci plateau Yeewu Leen TFM. pour mën a waxtaan ak yéen ci loolu. et puis voilà kontaan nañ loolu quoi vraiment. Fada Freddy ñu ngi lay nuyu. waaw maa ngi leen di ziar di leen dokkeel di kontaan loolu ci teewaay bi c'est toujours un plaisir ñu ñëw ci plateau bi parce que bokk na ci plateau yi nga xamante ne man dama koy ndékkee quoi. dara du ko dàq dara du ko dàq. alors donc ñu gis ne tamit après une forte réclamation nit ñi bëgg gis daara ji famille comme ni ngeen ko tàmbalee woon actuellement ñu gis Oye alors c'est un concept wala benn titre la boo leen créé bu tudd Oye. waaw Oye bu seetee bu baax li muy wax benn morceau la bu ñuy wax naan ce qui ne nous tue pas nous rendra plus fort. certes on a vu le pire mais on n'est pas mort. Anesthésié à la douleur. on invente de nouvelles couleurs face à l'abîme de l'indifférence donc dafay ñi nga xamante ne ñoom la ñu faalewul ñoom la ñuy may baat ñi nga xamante ne tamit dañoo tënku ci wàllu diine. wala tënku ci wàllu askan. wala tënku ci wàllu race. li ñuy ñoddi ñu yaatal seen xol te xam ne li am solo mooy yëkkati doomu aadama mooy fexe ba doomu aadama jël place am moom mi ak yelleefam ñu delloo ko ba mu mat jox ko cëram. donc dañuy gis jamono boo xamante ne même dans les pays développés. day bëri xiiroo ak ŋaayoo. ñun ñu nekk ci dëkk boo xamante ne certes am na ay jafe-jafe. mais Sénégal dafa nekk dëkk boo xamante ne dafa joxe exemple ci lépp. maa ngi koy faral di wax ne mooy dëkk boo xamante ne bu Pâques jotee da ngay foog ne ñëpp chrétien lañu bu Tabaski jotee nga foog ne ñëpp ay musulman lañu. exactement donc exemple bu mel noonu moo ñu amené à écrire le morceau Oye pour wane rek ne que am na moyen pour que ñu vivre ensemble am na moyen pour que ku nekk ñu boole xol yi tàmpe leen bu baax a baax a baax ba nga xamante ne li nga xamante ne moom mooy jàmm ji doomu aadama di sàkku ci kaw suuf mu mën cee jot. on peut dire que suite logique gu xeet la xeet. le morceau xeet exactement ba soo seetloo morceau daara ji yëpp suivi la pour ñun lépp ci wàllu daara la. lépp lu ñu wax rek ci wàllu daara la maanaam lépp njàngale la d'ailleurs mooy c'est la raison pour laquelle on est là looloo ñu fi indi quelque part. c'est aussi pour encourager parce que ci jamono bi ñu toll ci campagne boobu lañ nekk. encourager ñi nga xamante ne dañoo ñàkk jàngu ñu mën a jàng parce que ñu bëri dañuy làkk wolof te mënuñu koo bind. ñu bëri dañuy làkk français mënuñu koo bind. même boo waxul français sax ndax am na ñoo xam ne français neexu leen. am na ñoo xam ne anglais neexu leen am na ñoo xam ne seen làkku dëkk. moom lañ bëgg biral. waaye ñooñu ñëpp dañuy làkk wolof bu njëkk amoon na wolofal dañ daan bind sax alxuraan ci wolof. waaye léegi dañoo dem ba lecture jàng ci boppam la ñu nasaxal. loolu nag am na lu bëri lu muy jur. yu ki mel ni da ngay gaaw a stressé bu fekkente ne da ngay jàng booy liir da ngay dal. waaw booy liir boo naree xeex wala dóorante ay kurfeñ la nga jàng dana tax di nga am ay baat yow mën a yëkkati pour booloo ak jokkoo mën a am parce que fu waxtaan am rek. dóorante du fa am ma ngoog te dañuy faral di wax ni képp koo xamante ne jàng na téeméeri téere mi ngi mel ni ku tukki ci téeméeri dëkk donc moo tax ñu ne il faut que ñu encourager jàng boobu mag ñi di liir ndaw ñi di liir te xam ne dinañ dem ba société dinañ àgg ci société boo xamante ne ñëpp dinañ mën a utiliser seen xel à 100% ñëpp dinañ mën a am kaddu yi nga xamante ne moom la ñu soxla pour wane li nga xamante ne mooy baatu Sénégal bëri na xam-xam lool. lu ci bëri nag daf koy jëfee. maa ngi dégg sànq ñuy wax ne ci kàccoor ak caay-caay li ñu gën a jubale suñu jëf. xam-xam waaw waaye tamit dañ toll ci jamono boo xam ne jamono communication la jamono xarañ la te jamono xarañ mënoo xarañ ci wax fi léegi jàngoo ay bind. bu njëkk ñaara amoon. da nga doon jàng ci téere yi wala ñu nandal la nandal mooy ñu fexe comme ni Monaat di def doomam Monaat bu xoolee doomam suur. waaw da nga naan dem ci koo xamante ne moom ngay taataan moom ngay tarbiya ngay jël baat par baat da ngay jël day jox baat bi tey ba nga ñëw jox la beneen baat ngéwal noonu lañ koy jàngee. pour jàng histoire noonu la woon bu njëkk. mais liñ toll jamono boo xamante ne fi mu nekk ni mémoire yi ñu ngi réer. donc lu bëri dañ ko bind yu mel ni Cheikh Anta Diop boo xoolee livre am Nation nègre et culture. nga xamante ne sax dañ ko traduire
ay Boubacar Boris Diop dañu jël ay livres yoo xamante ne en français lañ ko bindoon ñu ay livres science yu bind ko léegi ci wolof léegi ku jàngul yow la neex internet nag moo ñu ñoddi fii xëcc ñu fële boo ñu gisee ñu ngi ci tablette yi may faral di wax ne da ngay dugg mais loolu tey ban gàllankoor mais ban impact lay am yow d'après yow ci société bi. waaw li nga xam impact bu ñu am mooy rek nga bon parce que mbir mi moom mooy ne que image yi dañ ciy jàng waaye li tax internet mën nañ ci jàng waaye tam mën nañ ci loru mooy ne que dafa bëri information yu ñuy jox te boo jëlee benn livre da ngay yem ci livre bi boo yoree tablette bi bii léeg-léeg xëcc fii bi xëcc la fële nga jékki ci ne xaaral ma dem fële et puis Fara dooguma la sax li Bijou di wax c'est vrai que internet mën nga ci lire mën nga ci jàng mais comme li ñu doon wax démb rek livre soxlawul connexion livre moom téere moom soxlawul connexion donc voilà donc pour répondre à la question quoi voilà donc loolu tax jamono bi ñu toll ñu nekk di ak World Vision ñoom benn programme boo xamante ne dañuy wër gox ba gox ñetti at li ñuy dawal programme bi pour fépp fu ñu mënti dem ñu yee Sénégalais yi ci li nga xamante ne moom mooy wàllu jàng parce que xale yi boo xoolee ñoom ñoo yori Sénégal bu ñu bëggee joxe réew mi ci ay loxo teg ko ci ay loxo yu wóor il faut que ñu teg ko ci ay loxo ñoo xamante ne formé nañ leen voilà ñu formé nañ ñu jàng lañu donc téere yi ñi ngi fi bu ci waay jàng baax na parce que ku ci nekk ak sa pàcc waaye foog gaa yi jàngu mais est-ce que boo leen di tourné boo leen dem da ngeen di yóbbaale ay téere pour may ko xale yi jàngal leen saleen ñu mën a jàng en fait je pense que c'est comme ni nga ko waxee c'est un programme la boo xam ne pour man programme national la c'est vrai que World Vision daf ñu sas fekk nañu sas suñu bopp campagne baa ngi tudd je sais lire mais suñu cible xale yi la mais aussi bon c'est vrai que problématique u accès wu téere yi ak livres yi dafay poser waat encore une fois et ce serait intéressant ñu xam Sénégal par exemple fan la toll ban niveau lañ toll ci côté ba c'est-à-dire aujourd'hui da ngay dugg ci ay quartiers Colobane Fass Gueule Tapée Grand Yoff lan nga fay gën a seetlu ay endroit yoo xam ne ay jeux la fa gars yi di def ay jeux ay bal yi affaire yooyu donc pourquoi pas ñu gën a ñaax nit ñi pour que ñu installer ay bibliothèques ci biir quartier yi c'est vrai mën nañ ko def ci biir université yi ak école yi mais ce serait bien état bi xalaat loolu donc ñun suñu baat la ñu am rek pour mën a yeggale message bi et puis avec ces concerts là on sera je pense que dinañu mën a concerts yi ñuy def ak événements yi ñuy def yëpp dinañ xam ñun naka la ñu mën a apporter benn plus ci li ngay wax noonu. ak say balaa moo jàll. su jàllee mënul réer. dafa wax lu am solo yoo xam ne lii. bari na xale yu yàqu ci gox yi. babi yooyu di am ci biir mbedd yi. ak wala salle de jeu yooyu la. ñoo yàq yooyu xale. jeu sax mënul ñàkk mais buñ ci abusé. mais Baye Cheikh da nga war a jàngi. wala ñu su la joxee seen dañuy dem ba ci def xaalis. ca saal ba la ñu jëm tudd waa dëgg la kon yooyu ñu soppi ko mu nekk dëgg ay bibliothèque. xale yi dem di léeg-léeg ñu toog mais lu am importance nga wax. te ñooñu ña koy yor. seen poche la dëgg la. yàq nañu ay milliers de xale. wallaahi la. mais est-ce que sensibilisation bi aussi du démarrer ci mag ñi parce que également su parent là bi nga xamante ne loolu ñoru ko. mënul inciter doomam à la lecture. enseignant bi nga xamante ni. école moo koy booleeg ubbi kaye wala yor livre. kooku également mënul inciter doomam à la wala élève am à la lecture. est-ce que duñu commencer d'abord par ñi nga xamante ne ñoom ñooy jox xale yi xam-xam ñoom ñu gën leen ñaax ci ñu jàpp ci loolu. waaw dañ toll jamono boo xamante ne ak pàcc boo waay mënti nekk mën nga koo jàng menuiserie dañ koy jàng ci ay téere mécanique dañ koy jàng ci ay téere boo seetloo tamit dafa am benn seetlu bu ñu def mooy dafa am ñoo xamante ne da leen ni soofantal da leen xeeb waaye ñoom ñoo yor dëkk bi bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy milliardaire dëkk bi ay doomi soxna lañu dañuy nekk daara di jàng ba tey ñooñu dañuy jàng dañuy yeewu fajar taal seen i mat yore seen i téere di jàng lu ñu jàng foofu lañ ko jàngee ci jamono bi dafa mel ni àddina ci seen loxo la nekk donc jàng fu waay mënti nekk jàng bi rek moo am solo bu téere bu waay mënti nekk téere bu waay mënti téye di jàng xam-xam a nga ci biir boo xamante ne mën nga koo jëriñoo sa ngirub dund donc bu ñu xeeb ne wolof gi war ñu koo jàng wala français bi la ñu war a yokk wala dara Cheikh Anta Diop daan na xeex loolu professeur Iba Der Thiam sax bokkoon na ci ñi nga xamante ne ak Sakhir Thiam daan nañ ko jéem biral sax mathématique en wolof ma ngoog exactement donc
li ci am solo mooy téere yi am na nag ay téeréer ci biir téere am na téere am na téeréer téeréer mooy téere boo xamante ne dañ ko bind ngir dévier xelu doomu aadama yi waaw téere yoo xamante ne boo xoolee am na ay baat yoo xamante ne dañ koy damm pour que doomu aadama yi bañ a jot ci dëgg gi waaye téere yi ñu ngi fi ay xam-xam yu leer yoo xamante ne bind nañu leen pour doomu aadama histoires qui sont modifiées ci loolu sax j'ai envie de vous montrer une photo peut-être que bu paree dinañu tonton Mag dinañu ko tegal où docteur Massamba Gueye day organiser ay séances de lecture ak ay xale alors am na ci image boo xamante ni quand j'ai vu ça hier sama yaram dafa daw c'est-à-dire mu ngi toog ci chaise am xale yu bëri wër ko mu téye ay livres de contes di leen ko liiral yóbbaale na ci voilà c'est ça l'image ça m'a marqué hier et comme un hasard prévoir uñ ko woon sax wone mais là li ngeen di waxtaane nii dafa méngoo yéen lii yéen a ngi koy def ci musique bi yéen a ngi koy def ci spectacle yi yéen a ngi koy def ci concert yi moom mu ngi koy def ci wàll yu mu féete ñun itam ci wàll wi ñuy féete c'est vrai que dañuy délirer dañuy reetaan et tout ça mais tout le temps dañuy sensibiliser ci fànn yu bëri donc comme ni ko Xaar Mbay waxee woon ci woyam bi xale yi ku leen juróon yërëm leen du say doom rek nga war a toppatoo ci jàngale ci xam-xam ci lecture boo amee doom jëlal sa doom nga boole kook ay doomi jàmbur di leen initier ci yu baax boo amul doom it doomi jàmbur yi ngay gis ci mbedd bi jàppale leen et je sais que c'est ce que fait loolu la daara ji dafa am fenn forme dama li fa bëgg a laaj ñoom ñaar qu'est-ce que ça fait aujourd'hui quelle est la différence entre jàng mbooloo mooy jàngum daara ñii ñëpp ngeen toog di jàng at nga toog yow rek di jàng waaw sa laaj bi am na solo xam nga bon pour man jàng boo gis laaj na environnement tey jii booy lire benn livre boo bu fekkee ne da nga nekk yow kese am nga benn calme am nga benn concentration il faut faire attention aussi parce que bu fekkee ne da nga nekk jàng ak mbooloo aussi man ni ma ko xamee bi ma nekkee Colobane daan jàng daara Pape Ciss ñi ma daan nekkal xale yi ma daan nekkal dafa amoon benn compétition ku nekk da nga daan xool nooy def pour njëkk a tari wala pour boog maanaam nga bañ a ñu bañ la téye foofu midi bu jotee ñëpp dem añi ñu téye la foofu waaw donc loolu aussi daf si jouer quoi parce que njàngu mbooloo aussi baax na trop day yokk jom mais aussi tey ji lecture toll na foo xam ne bon bien sûr boo nekkee yow kese di lire benn livre di nga soxla benn concentration benn calme et puis di dellu si li Fara doon wax nasaraan yi dañuy faral di wax ne xam-xam yu bëri dañ ko nëbb ci ay téere donc c'est important ñu mën a ñaaxaat nit ñi delloowaat leen un peu ci loolu parce que man damay dugg ci benn kër léegi foo dugg rek gis gars yi ñëpp yor seen tablette. ak seen waxtaan bi sax daanaka léegi. ci tablette la dafa xaw a tumurànke bibliothèque électronique dafa am nañu dañuy yor authenticité. voilà on a rien contre les bibliothèques. waaye ba jamono dox rek ba ñu remplacer la robot ba nga xam ni kenn benn télé dootuloo soxla su boobaa ngay xam valeur authenticité. waaw xanaa déggoo li ma ko tontu ñu dem ba télévision di jël ay journalistes yoo xamante ni c'est des robots yow dootoo amati métier xoolal li ma la tontu rek koo bëgg nañu ñaax xale ci lecture mais yaakaar naa ne ci parents yi la war a commencer ndax boo amee sa doom à bas âge nga koy jox ay livres même bu mënagul lire. parents yu bëri fi mu ne nii. non mais loolu dëgg la mais am na livre yoo xamante ne par terre cherul. da nga koy dem jënd boo paree mun nga ko échanger. mun nga inscrire à la bibliothèque y a tellement de solutions. et puis ce qui est chouette chez les enfants c'est comme des oiseaux. xale mënul xam ndax papa wala yaay mën na lire wala mënul lire. su lay gis ngay lire rek amoon naa ci maam joo xamante ni bu ñuy récité loo ay leçons cahier bi lay téye rek boo récité wul da ngay tiit quoi man bi ma màggee laa xam ne sama maam boobu nekk te mënuñu woon sax lii. c'est bien xale ko ne màgg ma doog a comprendre loolu. bu téyee kay di ko fas kanamam. ba ñu ne réciter nga ne fay réciter boo defee erreur bu ndaw da ngay tiit. mënoo la lay wax nga reprendre après da ngay màgg nga xam ne ndekete kii mënuñu woon sax lii xale neex naa yar. sa doom soo ko teelee tàmmal jox livre yi en carton yi mu nekk xale di ko tijji di xool muy màggandoog ak ay livres. moom ci boppam moom mooy dem ba day am envie dem inscrire à la bibliothèque di découvrir parce que livre comme ni ñu ko waxee soo liree téeméeri livre def nga téeméeri voyage tu voyages partout à travers le monde sa kër ngay toog et puis ça développe tellement ta culture générale que c'est important de inciter nit ñi mais aussi nañ ci jiital aussi suñu ay parce que
je veux bien que ñëpp lire mais aussi bu ñu beddi ñun li ñu am Non, pour loolu lire moom ça, peut-être c'est classe bi de ñu njaay gi ay Daniel Steele la ñuy lire xam nga kon yow sa doom Daniel Steele nga koy lire loog ay Dora ay yooyu day baax également nga jàngal ko li ma Samba Gueye bind li Pape Cheikh wax li diw wax Conte yi en fait il faut tout je pense. Oui, il faut culture mais aussi Bon, ouverture. de toute façon, rendez-vous est pris avec Daradji Family. Kañ la noonu. On a tout le monde samedi. passe bi ñaata la. gratuit moom amul passe moom. gratuit ñëppay ñëw. ñëw rek naa tàmbale. suñ ko la rek. Colobane Centenaire. ñëw aye. waaw yéen a aye moom. samedi 27. waaw samedi 27 bi donc à partir de 19h ñu ngi invité ñëpp. donc voilà il y aura une place VIP. pour est-ce que xale yi ñoom genre ex-Sidex yi nga xam dañu bëgg ñëw toog non. ak ñi nga xamante ne dañu bëgg taxaw fecc bokk ci rumbalement bi tamit bon ce sera gratuit donc. Voilà donc samedi à partir de 19h avec Daradji Family. Vous restez avec nous.